nit ñoo koy laajal surtout maître El Hadji Diouf ngir dellu soit ci ay yaatal ci boobu la xibaar ak tolluwaayu garde à vue bu Bougazelli. Seydina Fall Bouga tey déglu nañ ko juróomi waxtu ba ñaar fukki waxtu donc man na juróomi waxtu mu leeral liñ koy laaj waaye xam ngeen ne bu ñu lay enquête ci dossier bu sérieux il faut ñu téye la mooy garder à vue ndax dañuy bañ nga am ay contact ak ñeneen enquête bi tey tontu na ci liñ ko laaj yëpp moom Seydina Fall comparé nañu nag gendarmerie section recherche dina ko jéggal loolu mooy defeere dina ko jéggal procureur suba wala ginnaaw suba bu ko defee procureur moom mooy xool lan la dossier bi laaj foofu lañ tolloogum. loolu wër député bi ñu bari moo soor ñu ngi ci yëy yàbbi. misaalu Birahim Seck mooy njiital Forum Civil la mu xam ne moom Birahim Seck moo di ni na gouvernement bi def kéem lay kantinam ba dossier bi mën a leer ñu teewlu ko. gis nga sénégalais bu ñu xamoon lan la faux billet di def ci économie naka la koy yàqee mi ngi mel ne max mu nekk ci bant noonu la yàqee ci économie mu nekk xaalis bu ñu setal bu jóge ci drogue wala mu jóge ci détournement wala mu jóge ci escroquerie mook faux billet benn la parce que boo ko dugalee ci économie dafay nasaxal économie ba tax na fi mu nekk nii ñu dañuy interpeller la gendarmerie parce que fi mu nekk nii c'est ni kenn xamatul li muy nuru parce que honneur gendarmerie fi mu nekk nii moom moo posé en question honneur au grade de la gendarmerie moom posé moo nekk également en question ñun moo tax d'habitude bu ñu nee justice day yaakaar procureur kese mais justice chaîne la mi ngi commencé ci enquête bi ba ci procureur et cetera donc moo tax fi mu nekk nii ñu ngi seetaan mais li wóor ba wóor mooy honneur gendarmerie bi quand même voilà nekk na en question. ak Birahim Seck sax la ñuy des ndax moom xamle na ni fii ak nguurub Sénégal génnewuñu seen loxo ci organe de contrôle yi coow yi ni mel du fi gëcc. misaalu rek li ñu bëgg a xam ci convention financement bu BRT nguur gi war na cee def ay explications yu leer naññi te lépp lu demati ak financement bu toll noonu ci ay milliards ci francs CFA dañu ko war a justifier ba mu leer loolu mooy jëmmal aw ŋàbbin wu set bu fekkee na ngaa jiitew askan Modou Sène. ngir fexe ba sàmm koom-koom bi ñuy amee ci biir réew mi waaye tamit xeex lépp lu aju ci xaalis boo xamante ni setul gouvernement bu Sénégal daaw la teg ay jéego yooyu nag bokk na ci fexe bu libérer corps de contrôle yi bàyyi leen ñu def seen liggéey waaye tamit publier seeni rapport. mais il faut que corps de contrôle yi quand même jël seen responsabilité wax sénégalais yi seen xaalis bi nga xam ne dañ ko jox nguur gi naka dañ ko liggéeyee parce que boo xoolee luy OFNAC nga xool luy ARMP nga xool également lu mel ne Cour des comptes IGE depuis quelque temps wax dëgg yàlla même DGID yoroon nañ suñu rapport. bu jukkandikoo ci Birahim Seck am na benn responsable bu mag bu bokk ci programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires boo xamante ni daal na dekkeese lu toll ci juróomi milliards ci suñu koppar te amul benn justificatif boo xamante ni joxe na ko ci xaalis boobu. am na ci lu tollook 5 milliards yoo xam ne def nañ ko ci benn tur au fonctionnaire. dañoo bëgg xam juróomi milliards pour lan ñu def ko ci turam ak fan la jëm ak lan la ko doon doyee ak programme boobu le programme lan la. Forum Civil taftal ci di interpeller état bu Sénégal mu daal di fësal clause de convention yi nga xamante ni moo aju ci xaalis bi ñu financé BRT bi. parce que bëgg nañu xam durée contrat bi lan la bëgg nañu xam durée de grâce bi lan la bëgg nañu xam commission est-ce que am na commission wala am na commission ak commission yi fan la jëm ak kan moo ko moom ñun loolu bëgg nañu ko xam également au niveau du Forum Civil. Forum Civil ci njàppandalu kuréel gi di Tax Justice Network Africa daal dina amal ab atelier de sensibilisation jëmale ko ci acteurs yi nekk ci société civile waaye tamit citoyens yi ngir rek ñu xam taxawaay bi ñu war a am ci li ñu duppee flux financier illicite. ñu àddu jëmale ko ci leneen mu di coowal Petro-Tim audition yi ñu ngi koy wéyal ba tey ndiki tey ci suba ki nga xamante ne moom moo demoon wuyu ji doyen des juges moo di maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo moom mi lee sax daanaka lu tollook ñeent fukk ak juróomi simili la fa def. ndax waxam soppeekuwul la mu waxoon ci kanamu enquêteurs yi di waa DIC la wax ci kanamu attekat bi di juge bi weddi na ni xibaar yi bàyyeekoo woon ci BBC nii da doon jot ay transactions financières lu may loolu itam moo nekkoon directeur société Agritrans miimu ko société boobu itam Aliou Sall moo ko moom miimu ko waaye jokkalante xaalis la ni loolee amul. Moundiaye Cissé di directeur exécutif bu ONG 3D moom mi ne nag ci jamono ji dafay ñaxtu bu baax ndax jàpp nañ ni dañooy wëy ci di jalgati li nga xamante ni moo di calendrier électoral bu Sénégal. ndax bu ñuy dàq élection yi bu doon sax 2020 ñu xam ne empêchement la waaye 2021 dafa maa tey la te xel mënta nangu ñuy jalgati ay calendrier électoral ci anam gu méngoowul ak yoon ba tax moom njiital ONG 3D rafetluwul décision boobee Moundiaye Cissé. élection locale rek la ñu soofandal.
élection locale la ñu tegul joxul benn gëdd tey jii ak loo munti wax bu fi président Macky Sall waxoon ne day reporter élection présidentielle yi yóbbu ko 2025 au lieu de 2024 ak lu mu munti joxe comme argument tey acteur politique duñ ko nangu dañ naan mu trouver solution balaa loolu mais pourquoi nag bu dee élection locale ñu koy soofandal donc tey li ñuy indi dama ne kii la rek calmant la rek mais saafara la ñu waral ut ci affaire élection locale loo xam ne day durable nga xam ne à partir de maintenant dootuñu jëlati élection locale di ko dàqaat ni ñu respecté élection présidentielle ñu respecté ko élection locale yi loolu mooy yoon parce que élection locale si la moo war a ëpp sax fayda parce que élection locale moo ëpp li muy war a mën a intéressé askan wi parce que ñoom ñoo nekk ci gox yeex goxaan ci yeewoo. ni ki démb député yi daal dina ñuy adopté projet de loi bi nga xamante ne moom moo ñeel dàkkum élection yi ñu namoon amal fan bu njëkk bu weerub décembre kon leer na fi mu ne ni local yi dinañu ko amal gën ko sori ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñett bu weerub mars atum 2021. loolee tax moom mu Ndiaye Cissé mu ONG 3D mu dànkaafu yeneen élection yi nekk ci suñu kanam présidentielle ak législative bu kenn laal calendrier bi ndax loolu méngoowul ak démocratie te itam du respect ci aw yoonu réew ñu teewlu kàddu yi mu Ndiaye Cissé. am na jéego bu ñu def ndaxte li ñu jëkkoon joxe yóbbu ko assemblée moo gënoon grave parce que dañ doon reporter élection yi reporter yokk mandat yi de élu yi sans que ñu encadrer ko sans que ñu utal ko app léegi utal lañ ko app mais ñun dañ jàpp ne c'est bien mais app bi dafa sori dem élection yokk mandat yi ba 2021 loolu dama jàpp ne app bu sori la war nañu mën a organiser élection yi ci biir 2020 nga xam ne yokk ab report bi du weesu at parce que tey jii li ñu régler mooy pour régler problème mu wàllu yoon maanaam du point de vue de la légalité mais tey jii li nga xam ne mooy ak yelleefu askan bi nga xam ne ñoo jëloon seen ngëm seen wóolute teg ko ci ñi nga xam ne ñoo war a jiite gox yeex goxaani loolu seen légitimité jeex na tàkk donc fu mu toll nii ci wàllu yoon leer na mais wàllum ndëgërlaay yi nga xam ne moom la njiiti gox yeex goxaan waroon am amatuñu ci benn ndëgërlaay. ay coppite dina am ca Senelec ndaxte bu fan bu njëkk bu weerub décembre tombalee dinañu yokk seen grille tarifaire li ni mel nag ñu ngi ko daal di xamle itam ni dinañu ci yokk 6 jàpp 10% ci njëg gi nga xamante ne moo di njëgu courant gi li ni mel nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fësal daal di xamle itam ni nangu nañu ko moo di commission de régulation bu secteur électricité. ndax atum 2019 ñoom ñoo doon remplacer gap bi doon am bu ñu sukkandikoo ci baril pétrole bi yokku gàddul ko askan wi ba lañ ci def toll na ci téeméer ak benn ci ay millions ci francs CFA nag mooy li tax njaay mi ñu ni la muy jar nañ ko jaay rek safaanu loole mun na indi yeneen di jafe-jafe ci wàllu doxalinu entreprise ba yaa xadi par Mansour askan wi jàpp nañu ni ñoom dong ñoom ñoo ci nara loru bokk na ci askan ba yeewoo ca diwaanu Rufisque. bu fekkee Senelec mu ngi dox kon warut a yanu lu tax muy koy gàccaat askan wi ci ay coono ndax li tegu ci seen kaw ndoddu diis na lool ci ay charge ba tax na xibaaru yokkute courant bi coono rek la sabab ci ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Seck reportage. yokkute gi ci wàllu ko jëgu courant bi nekk ak mbetteel ñenn ñi sax wuute lool nañu ko gisee. sama xalaat ba man prépayé laa yor dara yokkul ci sama côté. ça ne nous arrange pas du tout waaw mais affaire bi kat ñun ay retraité lañu pension yi du dara bëgg bu ñu yokkee courant bi dina métti ci ñun bon la tax ñu yokk ko nag xëy na peut-être ñoom ñoo ko xam. yow li ngay fanaan ci ngay fayee ndox ci ngay fayee courant ci ngay def dépasse yoroo ko loo ko defal jamono ji neexul nan nu dimbali ngir yàlla te wàññil ñu courant bañ ñoo koo yokkal. tey am na ñetti usine courant kon wax dëgg yàlla man nan noo dimbali ngi jëm di suñ ak Sër Fall wàññil ñu courant bi. wuute ko wàññi te ñu xamante moom lañ doon xaar yenn ci ay chef de famille sax jàpp ne facture yi si seen wàllu bopp ci jamono yi dafa seeroon lool ca ñoom. am naa facture bii passé 62 te bii gisaguma ko xamaguma ñaata lay doon fu mu nekk nii yéex a ñëw bi facture yi yéex a ñëw délai bi day gàtt boo xamante ne soo yeexee tuuti rek ñu indi la ñu ne tuuti rek soo ko yeexee ñu ni la bon de coupure. dañuy des di indi ak dal ca nañu gisee dolli si sax di xoolaat bu baax am na la waral yokkute googee. xel mun na ko nangu ndax gis nañu ne njëgu pétrole bi dafa yokku te état Sénégal dafa toog lu yàgg
yokk boobu def ko kii ko appliqué wu ko état bi jël boobu mesure je crois que les Sénégalais vont comprendre cela. la sax yokkute gi ci njëgu courant bi la nekk gut lu wér terewul askan yu ba léegi ñu ko cay wax. loolu nag bu amee nag y a quelque chose de rose mais Macky am na yërmande lool te Marème Faye Sall sax la grande dame du ko ci bàyyi nag. ñeneen itam àdduna ñu ci yokkute njëgu courant gu Sénégal bi le mu di waa confédération nationale bu employeur u réew mi. muy Kines directeur exécutif ba doon Moxtala Kane la mu xamle mooy bari na ay industrie yu nekk fii yu la leen di lompoñal mooy njëgu électricité bu cher ci ñoom ba dootuñu ko mën a supporter mu sababa leen ay jafe-jafe yu doy waar téléphone la ko li yëkkate yooyu lay kaddu mook Fabrice Ngema. pétrole ak gaz bi nga xam ne xéewal la ñaari problème lañ dul seetlu te moo ëpp importance moo di bu dee entreprise yi nga xam ne ñoom dañu war a jongante ak seen nawle ci àdduna bi lii gën a am importance ñoom mooy li ñuy fay ci affaire électricité waaw électricité boobu nag fekkee na ne yàlla def na ñu am pétrole ak gaz te ñu am loo xam ne sédd nañ leen ci pour mu wàññi yen boobu dégg tax ñu am compétitivité dañuy dooleel parce que entreprise yëpp boo gis mu sooxal rek facture électricité moo ko daan léegi mu des beneen boo xam ne aussi moo gën a important te di ambition mooy réew bu fekkee da nga am pétrole da ngay fexe li ñuy wax def ay industrie pétrolière boo xoolee li la wër yëpp tey say chaise say fauteuil oto ak yëpp li ci bëri base pétrole la ñu bëri xamuñu ko donc industrie pétrole da lay tax nga liggéey yeneen façon produit yu àdduna bi soxla ba ci même produit pharmaceutique dafa yu bëri yoo xam ne ci pétrole la jógee pétrole boobu nag weesu nañ di jël di jaay rek fexe ba encouragé ñu am entreprise yoo xam ne dañ fiy nekk di jéem ci matière première di am produit yu ñu ciy defar non seulement dafay dëgëral économie bi mais day tax industrie dinañ am taxawaay boo xam ne bi dina permettre mu eggale vraiment soxla. Moxtala Kane kon mu ngi yëkkati yooyu les kàddu fële ca Addis Abeba bi nga xamante ne fa la nekk ci jamono ji ci lu ñeel bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel industrialisation bu Afrique. donte woon ni Sénégal bari na industrie waaye boo ko méngat lekk yeneen réew daanaka defuñu benn jéego nag ndax bu ñu seetee Afrique du Sud Égypte ak yeneen ci ay réew dañ na romb fopp ci wàllu industrialisation yi li tax bu fekkee mën nañu gën a baral jéego yi taxaw leen ak taxaw gu bàyyeeku ci nguur gi dana doon lu am solo ci Addis Abeba la ko Fabrice Ngema woo téléphone Moxtala Kane. Sénégal moom rawoon nañ bi ñu amee indépendance ñëpp xamul ne ñu ñoo rawoon dëkk yu bari ci affaire industrialisation waaye am na ay jamono teggoon nañ seen loxo bu baax a baax ñu yaakaar nag léegi jamono yi di ñëw ñu toll xalaat bi soo dégloo ci milieu économie yi ak même ci yenn milieu politique yi ñu ngi am conscience ne industrie li ñu nekk moo ci mën a génn am na doole te vraiment liggéey ñu soxla ak dëgëral suñu économie bi nga xam moom lañ daal économie bi industrie bi am na ay sooxe yu bari am na yoo xam ne yi am nañ ko yoo xam ne yu jamono yi génn nañ ci at yi génn am na industrie yi waaye li ëpp daal mooy industrie daanu moo ëpp industrie nga xam ne ñoom ñoo jur mais nag ñu ne en tout cas il faut bien ñuy def yeneen secteurs yi agriculture ak yooyu il faut ñu am même industrie il faut ñu lëkkale ko ak agriculture ba nga xam ne li ñuy wax agro industrie day am doole. ñaar fukkeelu fan bu weerub novembre di bés bi ñu jagleel tout tànk yi ci àdduna wërgal këpp te loolee nag responsable bu centre Cœur Imagination daal di jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi muy centre bi nga xamante ne moom moo njëkk fii ci Sénégal ñu ciy jàngale wàllub aada ak cosaan. nga mu dénk Ajaratu Aïcha Ñing mooy faaw ñu gën leen a taxaw te gën a sàmm tout tànk yi nag ni mu jaadoo ci saa su ne ñu teewlu ay kàddoom. donc ni ñu koy gisee mooy problème bi du problème mu xaalis problème bi c'est plus communication bi nga xam ne moom la ñuy def tey ñu bëri peut-être xamuñu lan mooy xale lan la xale soxla lan la bu ñu wax lan la xale soxla dañuy koy yóbbu si lan la parents yi soxla lan la communauté bi soxla donc déjà environnement bi loolu mooy problème bi soo jëlee xaalis nga dugal ko ci seulement nga ne problème mu xale yi éducation la jëloo environnement bi en compte est-ce que dégg nañ leen est-ce que ñu ngi leen di laaj seen avis parce que tey boo jëlee xale nga ne ko dama lay defal lii est-ce que c'est obligé que xale bi dina ci dem du ci dem donc ñoom bu ñu leen laajee lan la ñu soxla ak lan la ñu bëgg ak naka la ñu gisee seen environnement naka la ñu gisee ñu defal lan la que da ñëw imposer lan la ñu xalaat ne xale yi loolu la ñu soxla. expérience bi réewum Sénégal am ci wàllum sécurité de proximité waxtaane nañu ko ci ab conférence régionale boo xamante ne ñi ko ŋànkoon moo di agence d'assistance bu sécurité de proximité ñu lëkkaloo ci ak waa CEDEAO ak fondation Konrad Adenauer. CEDEAO yeneen réew mel ni Tchad ak Mauritanie jàpp nañu coppati filimu Sénégal boobee muy taxawal ay ASP ci ñoom ndax ne nañu am na solo ci wàllu kaaraange ndaje moomee Cheikh Ahmed Tidiane Diallo moo ñu fa teewaloon.
ngir partager modèle Sénégal ci wàllum sécurité de proximité ay experts ay professionnels ak ay professeurs d'université amal nañu tey benn panel ngir ñu mun a mettre en place benn programme ñu tuddee ko programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne. ASP agence de sécurité de proximité moo ko organisé moo invité ci réewu CEDEAO yi ñuy remercier fondation Konrad Adenauer ak CEDEAO ci jàppale bi ñu jàppale ba conférence bi mën a am initiative bi ASP jël woo ñi nga xam ne ñooy toppatoo sécurité de proximité ci réewu CEDEAO yi ci Mauritanie ak ci Tchad pour ñu ñëw weccante ay xalaat ci kenn ku nekk wan li nga xam ne lii moom nga liggéey ci wàllu woowu. ci ndaje boobu sax kii di directeur général bu agence d'assistance à la sécurité de proximité rafetlu na liggéeyu ASP yi. ci la dëkk yi nga xam ne dañ bokk Afrique bokk CEDEAO yëpp ne bu ñu sañoon ñëw Sénégal weccoog ñun seen xam-xam ci wàllu sécurité de proximité waaye itam jàng ci ñun li nga xam ne tàmbali nañ ko président xalaat ko 2013 ak léegi nga xam dafa dooleel liggéey bi nga xam police ak gendarmerie ñu koy def ci wàllu kaaraange. kaaraange askan wi nekk na lu soxal kilifa yi ba tax na jëwriñ bu yor wàllum sécurité mu ngi sàkku ci askan wi ñu fexe collaborer ak force de l'ordre yi ngir gën a xeex insécurité. agence nationale bi yëngatu ci wàllum promotion de l'emploi des jeunes amaloon na ab panel daal di ci ànd ak seeni ay partenaires ñu daal di waxtaan waaye diisoo ci lu ñeel écosystème entrepreneurial. gën a yombal jokkoo gi ci liggéey bu am solo awale ko ci wàllu xam-xam méngale ko étudiants yi boole ko itam xool ni jamonoy doxee muy de wàllu formation ak itam wàllu développement. awale ko itam ci wàllu écosystème lépp mu doon buntu yu ndaw ñi mun nañ cee am liggéey loolee dafa laaj yaatal moo tax benn panel bu am solo la ñu defoon bu ñun ba ñu xëyee Alassane Balde lañ fa yebaloon. njiital ANPEJ taxaw tembe rek ngir taxawal guichet unique ngir gën a mën a jooyanti ñàkkum xëyu ndaw ñi plateforme bu ëbb li mel na li ko tax a jóg mooy fexe rek ba bépp ndaw foo mën a nekk rek ak xarale yu mujj yi nga mën a am ay information ci wàllu entrepreneuriat. waaye jumtukaay boo xamante ne ñëpp joxante loxo ñëpp mun ci di jokkalante ba nga xam ne soo ñëwee ndaw xale bi su ñëwee soxlaatul sax déplacé wu ñëw ba ci suñu service day dem internet ci site rek cliquer dugg am na information yëpp ci formation ci financement ci possibilité yi mu am yëpp. ñëwoon teewee panel bu jëm ci wàllu entrepreneuriat fii ci mim réew directeur ANPEJ xam ne ni faaw ñu gën a taxaw li nga xam ne ni mooy tàggat ndaw ñi. xale yi suñ jotee dañ ciy liggéey te yooyu yëpp yii moo koy indi coopération waxtaan te dafay am ay formation d'abord il faut ñu former leen ni ñuy defaree par exemple boulangerie il faut ñu ñuy def ni ñu koy gérer nañ lañ koy yoree ferme yi aussi dëmb ñu ngi woon Saint-Louis daje nañ fa ak ay jeunes yoo nga xamante ne la ferme de Léona ñoom ñoo ko war a gérer une vingtaine trentaine de jeunes. dayu ak solo yi taxawu ndaw ñi ci seen wàllu xëy tax directeur ba di rafetlu njàppandalu ay partenaire am espagnol ak allemand muy sàkku ci boobu ndaje rek autorité gën leen jàppale ci wàllu koppar ngir ANPEJ mën a àgg ci sémb yi nga xamante ne moom la naal jëm ci wàllu xëyum ndaw ñi. bari na ñu jot a dégg turam wala sax gis nataalam moom Senghane Diallo mi nga xamante ne bokkoon na ci ñi njëkk a bénéficié wu ci financement yi tukkee ci délégation à l'entrepreneuriat rapide loolee mu ngi amoon juróomi fan ak ñett bu weerub août bu atum 2018 ci cérémonie bu ñu doon amal di jébbal kon financement yi nga xamante ne moom moo njëkk ci loolee ñu amaloon ko kon ca centre Abdou Diouf bu Diamniadio foofee la njiitu réew mi président Macky Sall di daal di jël chèque bu tolloog fukki million ak juróom ci suñu ay koppar daal di koy jébbal. xanaa léget gu ñu def tuuti dugub la ngir jàppe ko béy ndax 15 millions chèque boobee la mu jotagum paasewul juróomi millions ak genn wàll moom Senghane nañu dégluwaat na mu expliquer boobu le financement donte taxul mu ñaawlu ko nag. dama amoon benn projet bu ma déposé woon au niveau DER projet bi coût global bi mu ngi toll ci 15 millions de francs CFA. ñu woo ma ne ma projet bi activé nañ ko bi ma président joxe chèque bi. chèque bu 15 millions de francs CFA banque bi ñoo ma woo ma dem fa bi ma fa demee ñu ne ñoom dañuy juum ci cérémonie bi parce que sa projet c'était à 5 millions 500 après ma woo waa DER laaj leen situation bi nan la demee nii ñu ne ma non ñoom dañuy juumoon ci cérémonie bi mais naa récupérer 5 millions 500 yi après dinañ ma fexe ranger complémentaire xaalis bi depuis lors plus d'1 an maa ngi topp seen ginnaaw di daw amut suivi. mënoo jël nit ki utiliser image am te la nga wax la ko président jox amul. léegi ñoom après ci nañ jëlee versé sama compte 2 millions 500 yoo xam ne ni amul contrat amul dara pour nekk pour ma teg sama gémmiñ damay lancer président Macky Sall lii na ci wax parce que lii tas yaakaar la. ba
ba ñu ca noppee woon nañu waa délégation à l'entrepreneuriat rapide waaye ñoom li ñu xamle mooy du ñu yëy yàbbi ci mbir mi ndax jàpp nañu ni ci seen biir la war a yem ñu wax ci leneen ñu dem kon ci sudu réew mi ngir wax ci cérémonie bi nga xamante ne moom la ñu doon amal ngir daal di tàmbali travaux yi ñeel réhabilitation bu barrage bu Afi-Niam mu di barrage boo xamante ne chinois yi ñoom ñoo ko defaroon ca atum 1984. chinois yooyu ñoo koy defaraat ndax tey jii bi ñu koy lancé seen ambassadeur moo ko jiite woon ñu fas yéene koo tabaxaat dina am solo lool ca localité ba surtout ci wàllu agriculture nga xam ni dina mën a soqaliwaat mbay mi bu baax foofee ci diwaanu Casamance ñu fekki fa Abdourahmane Diallo. ci novembre 1984 lañ ko tabax ci commune bu Mangagoulack barrage bu Afi-Niam jural askan wi ay jafe-jafe yu métti lool yu ñeel wàllum mbéy mi ci département bu Bignona. dëgg la parce que lu ñu waxee impact environnemental bu ñu ko defaroon bu fekkee étudier wu nañu ko mun nañu ko sauver c'est-à-dire que xam nañu ko palliatifs yu foo nekkoon du ñu mun a vivre ci d'eau douce dañu waroon ut ay garab yoo xam ne mun nañ leen remplacer petit à petit ñu leen introduire ñeneen di jëriñoo. barrage bi li dootuñu ko tojati waaye République de Chine dina ko réhabiliter lancement bu yile travaux ñu ngi koy amal niki bés bi ci teewaay ambassadeur bu Chine ci réewum Sénégal. La construction et la mise en œuvre et la mise en service de ce barrage reconnu comme cœur de l'agriculture de Ziguinchor ont joué un rôle important dans la production agricole et l'autosuffisance alimentaire.